salaamaaleykum mbokki patriote yi gars yi ñu ngi ziar ñëpp di ñaanal ñëpp di ko ñaan suñu bopp di ñaan Sénégal yëpp jàmm di ko ñaanal mbokk patriote ak ñëpp comme niñ ko war a defee rek saa su nekk il faut ñuy wax parce que dama jàpp ni dafa mel ni suñu soo noppee sax day mel ni le niveau de conscience même day wàññeeku comme pour man ñi nga xam ni peut-être mun nañu wax yaakaar ni ñuy wax am na ñu leen di déglu donte benn nit la ñu wax parce que lu ci mënti am rek duñ ne gisoon nañ lépp mais amoon na lu leen ci waxoon parce que des fois ñu toog gëstul ci lu bëri ñu toog seet lu bëri jàngat et si ndimbalu yàlla nga comprendre je parviens à comprendre tey newoon naa leen vidéo bu antérieure bu ma defoon ma ne leen bu leen dara bett di ngeen gis ay nit nekk ci biir parti bi def ay bévues maanaam ay traîtrises di ngeen ngay activistes yoo xam ni ñu ngi noonu wax Pastef mais en réalité gëmuñu li ñu nekk en fait parce que comme ni may waxee rek gis nga dañ ne ko wàcc ñey loo yëg da nga koy xeeb c'est-à-dire que lépp lu mënta am rek nañ ko téye xam ni lii bum ñu jaaxal tey Sénégal ñun on a un rendez-vous avec nos enfants dañoo am maanaam dañoo am lu ñu warloog suñu doom yi parce que tey da ngay nekk ci benn combat bi c'est aussi naturel lu loo xam ni tu prends les armes wala ngay kii wala leneen mais combat bi c'est un combat de conscientisation c'est un combat de morale boo xam ne lu ñu warloog suñuy doom yi ñëw ëllëg la dañoo faral nag suñuy yaay yeeg suñu papa yi dëkkandoo naan la yow li ngay def nii wóorul xalaatal ci sa njaboot jàppal baal suñ la tëjee nga xalaataat ni am na ñoo xam ne donte xeexuñu defuñu dara ils sont morts injustement nga jël kaaw Cheikh Niass il n'a pas fait de combat waxul newul ci manifestation pourtant rey nañ ko dee na d'une manière injuste nga jël yeneen ak yeneen nga jël ñoo xam ni nekkuñu ci combat bi comme ñun nekkuñu ci di wax nekkuñu ci di dem ci ay manifestation manque de sécurité bu am seen dëkk parce que état bi dafa faillir sur sa politique sécuritaire fekk nañ leen seen kër yeewu leen nangu li ñu yor nga gis ñoo xam ni tey maa ngi dégg ci télé yi ñu ngi naan ay cas de divorce yi dafa bëri mais gis nga pour man dama koy wax te dama ko gëm quoi tey l'argent ne fait pas le bonheur mais xaalis l'argent ça rend libre xaalis dalay permettre nga am accès fu la neex tey su ma bëggoon dem tey su fekkee yoruma lu suukar màdd ma romb Radisson wala Dock Pullman ma bëgg a dugg lekk benn affaire sangu benn piscine génnaat du ma ko mën xamul tax parce que j'ai pas les moyens j'ai pas l'instrument li nga xam ne mooy xaalis mooy les moyens pour nga dugg fa commander li nga bëgg dem parce que je suis maanaam sama champ d'action maanaam li ma bëgg sama li ma yoruma lu ma ko defloo c'est-à-dire que loolu mooy je suis en quelque sorte prisonnier de quelque chose parce que prison du fekk fi ñu la tëj mais nga bëgg def dara mënoo ko nga bëgg jënd benn affaire mënoo ko nga gis cas divorce yi bëri na li ko indi mooy man je dis bien que le moyen le gain justifie la solidité de par exemple d'un couple donné wala benn relation tey ñu xool ñu am gouvernement yoo xam ni dañoo privé lépp dañoo privé ñu mën a liggéey am suñu gain dañoo privé ñu mën a liggéey am benn kër parce que ñi nga xam ne ñoo yor ay milliards ay lobby nekk seen ginnaaw nekk ay businessman entre guillemets Sénégal pour man Sénégal amul homme d'affaires amul businessman man loolu laa gëm parce que businessman mooy koo xam ne danaan gouvernement hey lii waroo ko def mu arrêté businessman homme d'affaires mooy koo xam ne du nekk di lécher les bottes du gouvernement pour ñu jox ko ay marché kon kooku c'est un rat kooku ab kaña la rek kon pour man li businessman dëgg mooy les mécènes anglais ñi ñuy def les chinois nga jël par exemple les américains nga xam ni ñoo xam ni c'est des ñoom ñoo yor gouvernement yi ñoom ñoo naan gouvernement bi lii nga def waroo ko def pourquoi tu as fait ça parce que ñoom dañoo liggéey seen bopp ba am gouvernement mënul leen dara parce que lépp dañ ko teg ci légalité nga jël tey kon vie bi nu mu méttee sur tous les côtés
état bi di def lu ko neex à bout de champ nga jël tey yow mënoo ànd ak sa doom nga ànd ak moom par exemple nga dëkk banlieue wala nga dëkk sax fu dul banlieue même quartier résidentiel yi quartier hippé yi ñuy wax Sénégal amul quartier hippé soo génnee nga xam ne Sénégal banlieue rek a fi am en fait mënoo ànd ak sa doom nga doxantu benn parc d'attraction sa doom divertir gis quelque chose de différent loo xam ne wute naag li muy dund ci kër gi mënul nekk parce que tey pour ñoom lépp loo xam ni terrain la bu yaatu bu ñu waroon def parc fu xale yi di fowee nga maanaam xale yi épanouir loolu dafa am ñu ko war a jox ñoo ko war a tabax ay immeuble nga jël ñoo xam ni 150 mètres carrés bu ñu war a am tey jox nañ ko benn Demba Ka wala ñu jox ko benn Tahirou Sarr wala ñu jox ko benn Cheikh Amar wala ñu jox ko benn nit boo xam ne jege na Macky Sall muy Farba Ngom wala keneen mu jël ay hectares dencal ko ay doomam muy benn nombre restreint ñuy dund loolu nangu ko mais loolu est-ce que dañu war a toog di ko nangul suñu doom ëllëg il faut regarder à travers les images parce que les images sont têtues dafa sacré actuellement benn image yu dañ parce que dañ ko garder foo xam ni doo fay dara pour garder ko fa day deñ si day des foofu suñu doom xool ëllëg ne pourtant suñu papa ñoo xeexoon lii ni ngay xalaatee ni Washington wala benn président Amérique moo xeex lii ba tey Amérique mel nii soo demee soo génnee Sénégal ngay xam Sénégal du dara waxuma du dara parce que fii laa dëkk bi Sénégal mi ngi mel nii nga comparer Sénégal ak yenn dëkk yi mi ngi mel ni sa salon ak sa géttu xar kon tey li ñuy wax tout le temps naan noo moytu leen dayeen kii affaire yooyu déedéet tey dama leen wax leen ñun li ñuy wax naan gouvernement bi or bi dem na zircon ay pétrole bi mais or beeg zircon beeg loolu pour ñoom ñu contrôler ko ñii ñu jàkkaarloo il faut ñu am ay sociétés yu ñu ubbi sociétés yoo xam ni seeni proche lañ koy jox pour ëllëg ñu mun ca fructifier wu parce que tey en réalité li tax Macky Sall ragal wàcc pouvoir bi xam na wax ji muy wax yëpp c'est la peur qui man wallahi je sais lire la peur su ma jàkkaarloo nit ma wax ak moom xam naa kii son sentiment maanaam état bi mu toll dafa ragal wala il est indifférent wala il est très courageux tey dañoo jël ay sociétés yu bëri jox ko seeni ñoñ te li ñu bëgg mooy tey Macky Sall xam na ne su wàccee 2024 mënul doon candidat parce que il va marcher sur des cadavres au final day perdre man ce que je dis et je le répète kenn xamul ku koy fekkee ku dul fekkee ñi war a dee kenn xamul kan moo ci bokk yàlla moo xam su fekkee c'est pour la bonne cause nañ ci bokk anyway ñu war a dem kaso yàlla moo xam su fekkee c'est pour la bonne cause mu doon lu dëgg ci ñun nañ ci bokk anyway mais au final ñi gañe mooy suñuy doom yi ñëw c'est très facile nga toog yor sa benn indi sa benn conteneur ñaari conteneur deen yaa ngi business lii raam mi ngi ñëw ci yow doo ci mun dara doo xam foo koy jooyee kon tey je disais que ñoom li ñu bëgg mooy tey su fi Macky Sall jógee mu am koo xam ne moo fiy toog ku mën a préserver maanaam investissement yi ñu def nga xam ni alalu Sénégal lañ ko defee pour mën a tey lépp li nga xam ni société yi yooyu mooy contrôler Sabodala bii mooy contrôler zircon bi bii mooy contrôler pétrole bi société yoo xam ni sénégalais sax xamuñu ko mi ngi ci suuf di dox pour am ku leen koy saytul jaral na leen ñi nga xam ni tey ñoom la sénégalais yi wóolu yaakaar leen muy ay Ousmane Sonko ay Barthélémy Dias muy waa Pastef muy ñi nga xam ne ñoo nekk Yewwi Askan Wi muy des jeunes yoo xam ni kenn xamu leen ñi ngi Europe di liggéey di yaa xam ni tey li leen yàlla defal li leen yàlla may ñu ñëw liggéey ak sénégalais yi joxe seen expertise seen xam-xam ñooñu ñii ils sont pas prêts à ça gis nga nguur gi ils sont pas prêts à ça mais xam nga lu xew ñoom xam nañu évaluer nañ peuple sénégalais bi gars yi bu ñu mus a tàyyi ci jàkkaarloog ñii parce que tey suñu droit légitime la en fait tey nañu dëggu ci luñ nekk rek te xam ne ñii dañoo yàq réew mi mais il n'est jamais trop tard pour mieux faire réew mi gars yi mun nañ ko defaraat ñun ñëpp ku ci nekk mun nga ci teg sa partition ñu defar ko ba mu baax mais ñoom li ñu bëgg Macky Sall jóge fi tànnal ñu ko fiy toog pour mu protéger ay société am day nax boppam Macky Sall na jàpp ne li mu xis ba am baax na dem ak ay ñoñam mais dëkk bi ku ñu neex lañ koy teg ci loxoom parce que nous sommes souverains dëkk bi Macky Sall ëppale wuñ fi moomuñu kon tey damay ñaaxaat sama mbokk patriote yi di leen wax ni tey bu ñu xool di nga gis ay activistes yi jekk-jekk ne génn naa Pastef saaga Pastef ñooñu tey soo xoolee man dama jàpp ni soo génnee Pastef sa xol day tàng
ku la nuyu sax nga ne kii li ma génn Pastef moo tax fekk gars yi taluñu la. nga gis ñoo xam dañuy toog naan xoolal ñaata vues la am affaire yoo xamul ni ñu lay seetaan ñi ci ëpp 80% benn kulun lañ la jàppee maam dañ la jàppee koo xam ni yow un tonneau vide nga maanaam yow doo dara dañ la jàppee koo xam ni suñu bëggee ree yow la ñuy seetaan nga deel ñi lay seetaan ay followers lañu 1% ñooy ñu la bëgg ñeneen ñëpp dañ lay seetaan pour ree nga gis ñoo xam ne dañuy génn dem Europe sax di filmer rue yi naan xool leen diw ni mu mel xamul ni ñi lay seetaan ñoo la jiitu foofu te loolu jaaxaluñu mu mel ni ñii seen dëkk dañ faa dund lu métti te loolu rek waroon na tax yenn activistes yi filmer France naan gis ngeen dëkk bi dëkku salañ bi dëkk boo xam ni dafa set wi ci war nañ xalaataat seen bopp ne mais lan moo tax suñu dëkk pendant bi mu lim am naa 40 ans 50 ans boobu ba léegi suñu dëkk defaruñ ko ba mu baax te xoolaat sa bopp saa yi dëggu rek moo wóor nit lu muy dund te gëmu ko ëllëg ça va retourner contre lui kon gars yi ñu ngi ziar ñëpp di bëggee ñëpp di wax yi ñuy wax ay non yow toogal sa géral sa njaboot yow li ngay xeex nii ëllëg mun nañ la tëj kaso mun nga ci dee sa njaboot un jour il faut regarder ce que mon père a fait ñun ñi ngi regretter ñun ñu ku ci nekk li ñu def moo mën a jàpp pourtant fekk woon ñu juddu ñi ngi regretter ni ñu def ay Blondin Diop ñi ngi regretter ni ñu def ay leaders yu bëri mënuñu wax ñëpp am na yoo xam sa histoire yeggu fa dañ ko nëbb kon tey Senghor téye na fi suñuy maam yu manifester mu rey leen loolu moo jubal ba léegi nag loolu ñoo ko war a dindi une bonne fois et on va enlever ça lépp nañ ci dëggu rek àdduna mënul yàgg man su ma demee ba am moo mettre ci Pastef man ma noppi du ma waxati mais je vais jamais tirer sur Pastef su ma demee ba mettre lu ma xam lu ma am mettre leen mettre ma sur président Ousmane Sonko maa ngi sol sama daal dem ba këram je vais le voir de Dieu à Dieu ma ne ko président lii parce que nag dama am yàqeen ne kii du ñu def lenn loo xam ne dañ ne cam ëllëg man moom loolu daf ma leer ci Ousmane Sonko kii nit ki tey on se nourrit de lui dañuy xool ci moom mu doon suñu modèle c'est notre guide pas ay guide spirituel wala dara mais un guide de tous les jours Ousmane Sonko moo ñu xamal ni tey jub rek moo am solo parce que suñu demee ba tey naan wax leen lu Ousmane Sonko def su fekkee mos na jël dërëm ça dit que Dakar liggéey ñu yaree ko kon kooku on se nourrit de lui dañ ko war a di ko jàppale di ko gën a jox confiance di ko gën a xam ne ñun pare nañ xeex bu mu xeex rek pare nañ xeex lu ko raw pour jàppale ko pour Sénégal jëm kanam parce que l'idée c'est ça ñu ngi ziar nit ñi